président de la délégation sénégalaise. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen sant bu baax. Je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk xam baaxul. Il y a le développement humain et la réduction. Madické Niang qui va diriger demain le Sénégal. asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan tey jii seen télévision Prestige lëkkaloo ak seen site internet www.prestigethies.com ñu am mbégte mu mag del ci émission bu mag boobu ngeen tuddee ngeen xam ko tuddee ko plateau de la campagne tey moom ci bopp moo am mbégte recevoir un éminent sénégalais koo xam ne wax dëgg yàlla référence la ci mim réew nit ñu bëri xam nañ ko xam son engagement politique xam sa démarche citoyenne xam lu bëri vraiment loo xam ne mi ngi koy def pour que réew mi jëm kanam moo tax tey ñu am plaisir bu baax a baax vraiment dalal ko suñu plateau bi wax dëgg yàlla c'est pas très courant mais moom bu présenté bu ñu ko wanee rek vraiment je sais que di ngeen kontaan ndax la koo xam ne xam ngeen ko bu baax ci langue politique au Sénégal sëñ bi ñu ngi leen di nuyu baax nga présenté wu suñu téléspectateur. monsieur Mbaye di ziare di bég loolu ci invitation bi ci télévision Prestige man nag Cheikh Bamba Dièye laa tudd di doomu Ndar di acteur politique sénégalais di député à l'Assemblée nationale mais particulièrement di secrétaire général Front pour le socialisme et la démocratie Benno Jubal bokk nag pour liy jëm ci élection présidentielle yi ñu nekk ci coalition IDI 2019 jël président Idrissa Seck muy suñu candidat ñu fas yéene taxaw ak def ak wax lu war a tax sénégalais yi am confiance ci moom pour mën koo jàppale le 24 incha allah. nga ñëw Thiès moo xam ne xam naa ne mun dëkk la boo xam ne miin nga Thiès ndax xam nga Thiès. Thiès xam naa ko bu baax miin naa ko bu baax a baax ndax suma waajur Cheikh Abdoulaye Dièye servir na fi comme adjoint au préfet et ensuite am na fi ay daara donc man mii maa yore daara yooyu muy daara xidmatul xadim fii maa yurdi rahim wa yuxiisu li rajim wa yunji anil jahim deuxièmement aussi Thiès man fi jànge naa fi. ah bon waaw jànge naa école champ des courses. jànge naa école HLM route de Dakar. donc par conséquent jàpp naa ni tuuti rek la ma doom Thiès yi ëppalee fii ci dëkk bi. ëppale wuñ ñu avec beaucoup de plaisir. que lay ñëw di waxtaan ak di taxaw ci li jëm ci Thiès. wóor lañu quoi vraiment parce que mais Cheikh bi ñu commencé waxtaan bi donc gis ngeen ko ku xam Thiès la ku dëkk Thiès la tey jii mu seet suñu kon li ñu ko njëkk a laaj rek mooy moom candidature à la candidature moom moo njëkk a renoncé daan na moom dootul dem élection dafay jàppale Khalifa mi ngi ci kaso bi ba léegi sax d'ailleurs ne moom day jàppale moom moo njëkk a am le courage encore ci li ma xam def loolu c'était déjà au mois de décembre est-ce que mën nga ñu dellu si waat ci raison yi taxoon nga def loolu. en réalité xam nga gis nga man dama di acteur politique te jàpp naa ni maa ngi bëgg a yàgg ci politique bi Sénégalais yi aussi xam nañ ma si lu mu bon mbir yile mooy ko itte Sénégal ñor laa ñaareel bi aussi sama kaddu ak sama taxawaay dafa am ci lu mu ko lal boobee ba mu nekkee ci politique ba léegi te mode de responsabilité bu nekk am naa ko si dama daan góorgóorlu di def suma kéemtalaay kàttan pour alal réew mi caaxaan tappale wax muy dandu yooyu yëpp ma góorgóorlu ba mucc si su ma dee acteur politique sénégalais nag te Sénégal ñor ma gis évolution politique bi nii mu dañ te sénégalais yëpp ñu ngi fàttali ko ni man Cheikh Bamba Dièye Idrissa Seck Ibrahima Fall Khalifa Ababacar Sall ak ñeneen ñu bare ñoo àndoon en 2012 pour fal Macky Sall bañ koy fal dañoo jàppoon ni li ci gënoon a am solo ci li mu doon wax mooy reddition des comptes maanaam ku jël alal réew mi di nga ko delloo te ku ñu dénk dara di nga taxawaat ci askan bi wax na nga def ak lañ la dénk ñaareel ba mu ne dinaa fexe ba sénégalais yëpp yem bokk parti ak bañ bokk parti ci yem la patrie avant le parti mu wax ni aussi dina fexe ba nga xamee ni dina indi transparence te yooyu aussi moo taxoon nga doon xeex loolu moo taxoon ñu jàppale ko bu ñu demee ba ca biir gis ni la mu doon wax lu ci bari dandu na te li nga xamee ni gor bu fekkee kàddoom amatul solo je pense que ni le pays peut se sentir légitimement en danger bu ñu ko constaté ci diiru juróom-ñaari at yi gis nañu lépp loo xamee ni processus électoral la bu wonoon crédibiliser ay élections jaar na ci dugal ci ay mbiram yoo xamee ne jaxase na carte yi tey jii
carte électeur yi kan xamul fu mu toll defaraat carte électeur yi c'était pas pertinent ñu wëlbatiku mu organiser référendum boo xam ne ñun ñëpp ñoo gis ni mu kaw a tige woon ak ñàkk concertation bi ci am gis nañu aussi ni nga xamee ne noonu la wëlbatee traque des biens mal acquis def ko traque des opposants déclarés di si leen di xeex di leen di reyante ñoom dugal leen fitna ñii mu yóbbu kaso ñii mu génne réew mi maanaam tous les principes démocratiques ba ci parrainage bi ak jaay doole gi nga xamee ne moom la tout le processus àndal je pense que yooyu moo fondé ma xam ni kii comme bàyyi nañ ko juróom-ñaari at mu nekk di jëf ak di corrompre système politique bi suñu ko bàyyee def élection nañ ko daan defee dinañ ci am lu ñu naqari ma ni nag comme ajamaatu rahma mbooloo mooy yërmande il faut que nit ñi jàng dans des circonstances particulières ñu fàtte seeni ay taxawaay te jéem a dox ngir Sénégal jóg ngir Sénégal jàppalante ngir Sénégal pour mën a am poids ci li nga xam ne moo di seen envie ak seeni ay ambition loolu moo tax surtout boole ak injustice bu jéggi dayo bi nga xamee ni teg na ko ci kaw Khalifa Sall te man ku ma xam ku nekk xam ne je déteste l'injustice bëgguma kuy jaay doole bëgguma kuy tappale bëgguma kuy ñoñantal et tout ça mise ensemble lii moo taxoon ñu àndoon ak Khalifa Ababacar Sall te man benn principe la am Sénégal moo jiitu ci man ci lépp su ma demee nag ba nga xamee ni fu ñu dugg mu fatt ko tëj ko lu ñu yëkkati mu daaneel ko wolof dafa ni taal bu tawee tàkk côté bu nekk nga koy uppee tey jii moo liggéey moom Macky Sall gannaaw bi mu installé corruption jaay doole ak yàq système bi ak jubadi tekk ci biir système bi moo créé condition yu tax opposition bi man ak samay morom yu bare ñu daw ànd ak Idrissa Seck ngir Sénégal gi ñuy wut boobee ñu taxoon ñu doon xeex en 2012 Sénégal googu nga xamee ni citoyen wu Thiès yi doomi Thiès yi doomi département de Thiès doomu mboolem département yi nekk ci Sénégal ak ñu nekk bitim réew mooy doon seen ambition je pense que ni comme ay citoyens lañu waruñoo xaddi dañoo war a nekk toujours ci combat bi lii moo ma indi ma jàppale. à lui-même donc des arguments très pertinents tout le temps vraiment ñu nekk koo xam ni en tout cas je sais que ni plateau yu bëri dañuy am mbégte waxtaan ak moom ndax dëggoom ndax en tout cas la clarté du discours mais honorable dafa am loo xam ni wax nga ko sànq da nga nekk dans le cadre d'une coalition mais coalition boobu ñu fàttali ni nag ñu ngi juddu après parrainage bi quoi véritablement yow moom nekk nga ci avant mais déjà après parrainage bi la leer est-ce que jàppoon ni parrainage boobu finalement daf leen dimbale pour ngeen nekk ensemble. xam nga gis nga dafa am ay principes yoo xam ne dama bëgg doomu Thiès yi comme ñoom seen doom la ñaa ñëw jàppale si ko te man tamit quelque part doomu Thiès la ñu ànd ak man réfléchir ci li ñu gëm ci li ñu bokk ndax réewu ngëm la Sénégal ak diine bu ñu mën a bokk yàlla ji moom benn la te suñu borom subhanahu wa taala moo wax ni wa makaruhu wallahu xayrul makirin nee na yaa ngi pexe yaa ngi njuuj njaay yaa ngi labaj yaa ngi dóor ak dippi yaa ngi jaay doole waaye xamoo ni yàlla moo la gën a ëpp pexe pendant 7 ans ñun ñëpp amoon nañu espoir que ni vraiment la démocratie majeure bu yii di Sénégal dinañ ko may capacité mu exprimer wu mais gis nga li ñu dénoncé yëpp boobu moo tax ba ci parrainage bi ñu gis ni genre forfaiture la ak njublang bu mu teg pour dàq ñeneen ñi ndax jàpp nañu ni kii di Khalifa Sall kii di Karim Wade bu leen génnee ci élection yi day am boulevard yoo xamee ne day ñëw rek jàll au premier tour ay pexeem la doon teg waaye yàlla moom jaam yi te nguur ci loxo yàlla la nekk tuutil mulka man tashaa'u la wax mooy jël nguur di ko jox ko soob te sama baay Cheikh Abdoulaye Dieye yal na yàlla yokk leeram dama daan wax ni àddina lu mu la jox rek ki sa nawle la ko jëlee te bisa ngi ñëw dina ko nangu ci say loxo jox ko sa nawle te la plupart du temps day fekk ka nga gën a contre ka nga gën a dëmmooyu ka nga gën a sonal moom lay jël dénk ko c'est une occasion bi nga xamee ni yàlla moo taxawal mbir yi du opposition bi du Idrissa Seck yàlla dafa jël taxaw ci kaw corruption bi nga xamee ne Macky Sall teg na ko ci ñoñantal ay nit ñoo xam ne ñoom ak moom ñoo yem képp ci réew mi ci kaw jaay dooleem yàlla dafa jaalale yërmande gi mooy sans que opposition bi parce que jéemoon nañ ko en 2017 et on a échoué fexe woon nañu pour am une coalition te bu ñu ko amoon doon nañu gagné élection législative yi mais mënul nekk waaye nag yenn saa yi li wolof naan ngelaw dina dugal këyit ci pax moo xamee ni dootu ko mënati génne Macky Sall moo ñu dugal ñun ci pax moo xamee ni yërmande la
te Idrissa Seck fa la nekk ñëpp nekk fa te mënatuñu faa génne. kon en conclusion surtout ci fii ma nekk ci département bi damay dolliwaat wax leen beneen ni suñu borom mooy wax ni in yansurukumullahu fala ghaliba lakum et je suis très content man Sénégalais bu ma xam-xam ni añaan moom maa ngi sant yàlla ba nekkul ci man te yàlla mi ma tiim xam na ni amuñu benn man personnellement awma benn añaan benn soxor jëm ci Macky Sall waaye wolof dafa ni sama bopp moom ma la gënal firiwul ni dama la bañ. je pense que aujourd'hui bi mu failliree ci kàddoom faillir ci ay devoir am faillir ci ay engagement am suñu responsabilité ñun mooy ñu folli ko ndax ku fàtte la fal ñu war laa folli. absolument donc mu leen voilà comme li ma koy wax rek sànq vraiment Cheikh Bamba beneen question bi mooy ci biir coalition yooyu nga xam ne moom tamit mi ngi am ay coalition am yeneen candidats aussi ñu ngi am seen i coalition ñu ngi koy jéem a former mais wax dëgg yàlla képp observateur yëpp d' accord nañu que sa candidat Idrissa Seck moom moo jël vraiment la grande majorité ñi nga xam ne ñu ngi doon nekk ci biir loolu ñu gis keneen un autre acteur politique ñëw ah bi mu ñëwee ñu ñenn ñi définir ko comme un faiseur de roi ñenn ñi définir ko comme le 6e candidat muy Abdoulaye Wade ah sunu papa wala sunu maam Abdoulaye Wade ñëw dugg ci langue politique yow ñoom nga gisee loolu est-ce que rafetlu nga ko te ba pare nan nga gisee encore sa participation ci campagne bi ndax dañ leen jàppale wala dina leen jàppale kenn. xam nga d'abord constat mooy que ni maître Abdoulaye Wade président la woon ci Sénégal gi jiite fi benn parti bi ñuy wax parti démocratique sénégalais combat démocratique yi ëpp doole ci réew mi moom moo ko def ak partem ak ay militants am ak ay responsables am est-ce que jaadu na rek. ak sa waajur bu góor ñu koy fàttali bëri mais moom particulièrement est-ce que jaadu na sur une démocratie comme le Sénégal premier parti d'opposition élection présidentielle jot ñu ne amul candidat est-ce que loolu xel war na kaa mën a nangu gis nga loolu gis nga ñun dañu réew mi dañ koo bokk fondement wu nation dañ koy wax ni mooy le commun vouloir vivre ensemble te day laaj ay obligation ki devoir de solidarité maanaam warugar la si yow nga sàmmal ma suma àq ak suma yelleef sàmmal ma suma dëgg te góorgóorlu bañ kenn bañ koo yàq waaw ndax jaadu na ci Sénégal ñu bëgg a may benn mindeef muy Macky Sall donte président de la République la mu mën a am sañ-sañu seet kenn ci biir candidat yi sànni ko ca biti ni ko doo bokk génne waat keneen sànni ko sa bëgg ñu defe ni jeex na mu génne ñaar fukk jalax leen donc yooyu mooy problème yi ñu am et pourquoi ku bëgg a xam lu tax Abdoulaye Wade taxawee nii mu taxawee mets-toi à sa place ñun Sénégal ak ni ñu bëggee nguur ak ni ñu bëggee manoore ak ni ñu bëggee taxawaay am militant yu toll na li mu am ci partem élection présidentielle jot mu war a mën a am candidat ñu ne ko doo ci bokk est-ce que loolu yanu na maana par conséquent je trouve légitime que mu ne dafay xare pour que ay droit am ñu respecte que droit wu partem ñu respecte que droit wu candidat wu partem de Karim Wade nga respecte que ça moom je suis totalement en accord tey jii nag dañu am contradiction boo xamee ne man ak Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ak Khalifa Sall ak bépp gor bu nekk ci réew mi ñoo ko bokk contradiction boobu mooy am na koo xamee ni fekk na lekkatu soow mu jël toq deret sotti ci te wala nee na lekkatu soow toq deret yàq na ko kooku mooy Macky Sall dès à présent que ni xam nañu ni ci yéeneem démocratiquement accepté wul le rapport de compétition bi nga xamee ni une démocratie bi Sénégal bu toll daf ko war a mën a nangu. Karim Wade dafa waroon a mën a bokk ci élection yi Khalifa Sall dafa waroon mën a bokk ci élection yi yeneen ñaar fukki ñu ci génn yëpp dañu waroon mën a bokk ci élection yi et j'estime que ni loolu mooy li ñu boole. alors comme ñoo bokk jàngoro saafara gi ñoo ko war a bokk ndax Mame Abdou yal na yàlla yokk leen daan wax ni boo amee kenn ci seen biir mu am ful lay yàq li ngeen bokk comme nii ma ki di def ak suñu système politique ak suñu système électoral fulla gi mu am pour yàq ka am leen fulla gu toll noonu pour gàllankoor ko nee naa la léegi ku fàtte la fal ñu war laa folle kon objectif bi normalement et moi je compte beaucoup sur l'intelligence tactique et politique de maître Abdoulaye Wade te xam naa ni ma déggee buggaan wax sànq yaakaar naa ni tôt ou tard ba sa fin ba ñu nag moom ñooy bokki jëf ndax comme ñoo bokk jàngoro gi te lii faj jàngoro bi mooy un ordre nouveau
taxaw ci réew mi lii faj jàngoro ji mooy Idrissa Seck bi nga xam ne moo jiite coalition Idy 2012 jiite ndax lu ko waaye mën a critiquer moom Idrissa Seck nangul ko mbir yi moo di que ni ku am kàddu la te bu xasee ba baatam jib dina sàmm kàddu arab indi ko ni al xurru maa lam yatakallam nee na gore na te waxagul te muy nit koo xamee ni Sénégal yépp ñoo d'accord ni bu xasee ba wax dina ko sàmm te nag lu ko waaye contre xam ne nag du dof muus na yeewu na am na xam-xam te yàgg naa politique ci biir réew mi waaw entre ñaar ñii kii nga xamee ni lu mu la wax mu dandu mais woon na la dinaa wàcc sama mandat juróom-ñaari at indi ko si juróom nekk defu ko mu ne woon dinaa la yemaleel yow doomu Mamadou dama Mamadi dinaa la yemale ak samay doomi bopp ak sama waa parti loolu amul dafa jël tubéy bi nga xamee ni Sénégal ak moom def ko tubéy yi paate képp ci paate ak waa këram waaw walbatikoon ni dinaa la defal la traque des biens mal acquis ay sàcc yi gën a mag waga jaane yeeg truand yeeg yàqkat yeeg wuyu yi et les ennemis du Sénégal parce que dara gënul bon ma Cheikh Abdoulaye Dièye da daan wax ni ma ku la nax yeb na la parce que yabaate ci réew mu pauvre comme Sénégal parce que nous faisons partie des 20 pays les plus pauvres au monde ku ñu sàcc ñaari dërëm tu es notre ennemi nga góor li ma la wax de ku ñu sàcc ñaari dërëm tu es notre ennemi on doit te combattre comme tel mais comment est-ce que la ñu mën a taxaw ci réew moo xamee ne ay xale yu coono yu judd wala ay ponkal dañuy xëy suba sàcc suñu ay milliards yu dul jeex daw dugg biir kër Macky Sall mucc ñu fekk gor yu set wecc defuñu dara ñu tuumaa leen kole leen motif ñu leen ràpp ci biir kaso loolu musiba naaru laay la te afdalu jihaad xawlul adl inda sultaani jaayir la meilleure des réactions mooy wax dëgg buur bu réer lépp lu xew ci réew mi nuyoo woon na démb ñëpp fatt wala boog ñu bare tëj seen gémmiñ bu ñuy wax violence ak jaayante doole ban violence moo gën a rëy jël àq ak yelleefu doomu aadama ban violence moo gën a rëy nga jël PDS ni ko doo bokk ci élection yi ban violence moo gën a rëy nga jël Khalifa Sall ni ko doo bokk ci élection yi te ñoom ñaar rek ils font au moins 35% des intentions de vote waaw loolu bi muy am ana ñenn ñi nga xamee ne les grands moralisateurs ñi nga xamee ñoo ñu bëgg gëmloo ni élection yaa ngi soogay tàmbali fu ñu nekkoon bi les marrons du feu di judd fu ñu nekkoon bi nga xamee ni les réclamations légitimes de l'opposition nit ñi taxaw ci quand on réclamait la transparence sur les ressources gazières et pétrolières fan la nit ñi nekkoon bari na lu feeñ ci sëy nuyoo woon na sa ngor la dañ ko nangu woon fay et par conséquent wolof nee na daal génn fas moom bu ko sàngalulee awraam dàqalu ko weñ dagg sànni moo si gën te on en est arrivé à un niveau boo xamee ni Macky Sall moom compétition la entre moom ak Idrissa Seck Macky Sall li ko caractériser lu mu ñu wax du ko def. mais pourtant il se targue honorable Dogomala il se targue d'un bilan positif. waaw ci bilan li ñëw ci bilan xam nga moom werante xuuxaan tekki tubéy gis nga li ma la mën a wax mooy moom nekk na koo xamee ni lu mu wax nit ñi respecté wu ko kàddoom amul sens dëgërul lu mu waxoon nit ñi ci justice équilibre état de droit dara nekku ci waaw entre ñaari candidat kii nga xamee ne lu mu la wax du am te Sëñ Tuubaa moo ni bàyyi fen moo gën jàng alxuraan ak koo xamee ni Sénégal yépp d'accord nañu ni lu mu la wax respecté ko ba pare yàlla tegal ko ci muy nit koo xamee ni bu dee xam-xam moo ko ëpp bu dee fit moo ko ëpp bu dee fulla moo ko ëpp bu dee fayda moo ko ëpp kon yéen Sénégal surtout yéen waa département de Thiès ak ville de Thiès vous avez un choix benn choix bu simple entre seen doom te yàlla suturaal ka ba mu doon nit koo xamee ne kuy sàmm kàddoom la gor la borom fit la borom fulla te ku gis Sénégal nii mu yàqoo di nga xamee ne fit ak fulla ak fayda moo ko mën a téye boo amee doom bu mel noonu je pense que ni le choix est vite fait pour ñëw ci sa programme gis nga bilan du ay discours ay jëf la laa defee développement moo di sàkki pexe yu dagan ngir jariñ sa askan nañu xool li nga xamee ni moom la Macky Sall di woowee
ligne conductrice su bilan am defe naa ni mooy PSE la wax de muy plan Sénégal émergent donc plan yëpp boo demee Gabon PSE nga fa non moom gañ sa waaye xalaat bi moom benn la xam nga gis nga mbir yi lii c'est très important maanaam Sénégal moo ko moom PSE. non PSE c'est-à-dire que ni comme mooy mode la boo demee sa Côte d'Ivoire ñu ngi am seen PCE nga dem sa Gabon ñu am seen PGE et cetera donc c'est pas là qui fait la performance ndax at bi àddina moom expertise moom foo woote nit ñi wuy la bu dee ci biir réew mi am na fi du jeex boo woowee ay experts yu jógee si bitim réew du jeex mais fi programme yi di wuute mooy benn d'abord dafa war a la fay génne di projet dafa war a doon loo xamee ni méngoo nag priorité yi réew mi maanaam li nga xam ne moom la doomu réew mi soxla ndax programme bi méngoo nag priorité yi réew mi. Absolument. muy benn ñaareel ba ndax programme bi dina yokk li nga xamee ni mooy employabilité bi ci biir réew mi ndax programme yi dina indi transfert de technologie maanaam budul préférence nationale budul doomi réew mi yu koy liggéey ndax ñooy jóge bitim réew di ko liggéey ñooñee dinañ la mën a permettre say doom jàng ci am ci xam-xam ba bu ëllëgee boo amaatee projet bi mel noonu nga mën ko def. Absolument. li caractériser PSE mooy que ni benn du ci prioritaire ci programme yi ñu ci génne TER bi mooy train express régional. waaw yaakaar nga ni rek mun war na jaadu na ci pays boo xam ne yaa ngi bokk si ñaar fukk yi gën a ndóol ci àddina te loolu fokk sénégalais yi xam ko nga bëgg a jël train wu 45 kilomètres jënd ko 1400 milliards loolu yoroon na maanaam est-ce que loolu xel mën na ko nangu. mais day moderniser. waaye yow man ni siñ bi nañ de te nag bu ko sénégalais yi xamulee 1400 milliards mënoon nga ci am train boo xamee ni day jógee Ndar dem ba Ziguinchor dem ba Kédougou yéeg dem ba Matam dellu ba Ndar. loolu day gënoon moom dëgg yàlla. ñu ne la déet nga indi 400 et quelques milliards ni Ila Touba boo ko ajouté au kilomètre 1 milliard 2 pour le kilomètre d'autoroute da ngay jàpp ne mën nga fi am Ila Touba en même temps am ci Ila Ndar mu jaar Tivaouane dem ba Ndar donc problème bi li mu ne daf ko def ci building administratif 17 milliards la waxoon à la fin ñëpp xam na ni 40 milliards la ci def 40 milliards mën nga si am ñeenti building administratif ndax ñi nekkoon building fi ñu leen génne kër ga ñu leen dugal borom kër gu bees tàq la tabax te kër googu 7 milliards la ko waaj a defaree. parce que. donc xam nga li ko caractérisé. wax na ko fii couverture du ciel wax na bourse familiale yi aussi. vraiment xam nga tey li sénégalais yi war a xam dama leen koy misaal xam nga balu fetal boo ko jëlee sànni ko nit peut-être que day xureeku rek waaye du gaañu. ok waaw. programme ak réalisation day mel na balu fetal bi ak fetal bi fi nit ñi wuute Macky Sall dafa mel ne dafa jël bal bi sànni ko déedéet bi am doole mooy nga jël bal bi dugal ko ci fetal bi kon la nga cay diir da nga ko jam te foofu la programme yi di wuute da ngay xool que ni bu dee réflexion bi rek bal la bu ñuy jaay foo dem fekk ka fa fi muy wuutee nag mooy revolver bi koy yor boo jëlee lance-pierre sànni ko mën naa sore waaye du am njariñ boo jëlee sa loxo sànni ko mën naa sore waaye du am njariñ jëfi Macky Sall nag ci biir programme bi ndax 1400 milliards bu ko dugalee ci loolu ay caaxaani kese la ba pare nee na 110 000 voyageurs la ci am par jour aéroport bi 15 000 voyageurs lay am par jour wala 20 000 voyageurs bu baree ba bare kon manqué na ko 90 000 voyageurs yi mu war taxaw waaw ban waaye mooy jël njaga njaayam nga xamee ne day dàq dépense am te li mu ciy dépense matul mu de koy bàyyi naan day dem jëli 3000 francs wala 1500 ci benn train boo xamee ni déjà pour mu dem dugg ca train ba foog mu jëlaat njaga njaay dem ba ca train ba yéeg train bi demaat ba ca war a ma wàccaat jëlaat njaga njaay dem fare ñu fàttali leen kii mooy Cheikh Bamba Dièye Sénégal yëpp xam ko vraiment ci discours am boo xam ne dafay neex vraiment tey dafay mais dafay profond nag quand même il faut nga dégg ko bu baax am dégg pour mun ko comprendre mais ñu am plaisir bu mag recevoir ko tey fii ci Thiès tey ñoo koy dalal fii ci Thiès waaw Cheikh Bamba li ngay wax yëpp léegi présentement ñu ngi ci biir campagne bi dama bëgg rek nga dellu soit un peu
par rapport tey yaa ngi wax nga Sénégalais yaa ngi ci Thiessois que au niveau de la région tout ça ñu jàppale suñu doom mais au niveau de Ndar de Saint-Louis nga xam nañ ko Saint-Louis quand même vraiment gagné ko ne serait-ce que symboliquement am solo ndax quand même mooy première capitale yu Afrique sax mën naa ko wax donc vraiment naka la fa seen coalition taxawee naka ngeen def campagne bi tout ça. am doole lool te tendance li mu wane xel mën naa dal. du rek affaire chauvinisme ak par déedéet xam nga c'est une réflexion froide ndax ku ma xam ku nekk xam ne parloo ma du ma tiit di wax parce que li may wax aussi dama koy teg ci xel te yàlla dimbali na ma ba la ma doon wax ba may tàmbali politique 96 laa njëkk a nekk conseiller régional 96 bu fi tey bokk naa ci rare politiciens yi nga xamee ni seen waxi démb ak seen waxi tey benn la. d'accord nañ ci. ñaareel ba ci li jëm ci Saint-Louis li ma gën a xiirtal ci lii nga xamee ni mooy Idy 2019 dama waxtaan ak moom ci situation wu Ndar wax ko ci li nga xamee ni mooy territorialisation des politiques publiques ndax bul fàtte ni premier ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales bu Sénégal man mii la woon lii ñuy wax acte 3 de la décentralisation man maa ko def kon bi mu ciy wax ak moom ma wax ni que Macky Sall fi mu échoué diiru juróom-ñaari at yi bu ñu dajalee budget at par at consommé na 22 000 milliards. wax day leer gis nga affaire yi bu ma Sénégalais yi déggoo rek léegi ñu xam ni ab caaxaankat bu mag a mag a mag a mag 22 000 milliards géej gi mi ngi dox di ñëw ci Ndar la Langue de Barbarie foo xamee ni 100 000 personnes ñoo fay yeewoo pour te ñooñu mënatuñu nelaw waxu jëlee naa problème yi ñu am ci wàllu napp gi mais dox bi géej gi di dox jëm ci seen kër rek normalement 100 milliards moo war a defar digue de protection génn benn route bu dox ci diggante digue bi ak kër yi pour may nit ñi filaas ñu mën a dal ak jàmm géej gi bu ñëwee dal ci ay gabion dal ci ay tétrapode yoo xamee ni dina mën a dimbali aar Ndar boole kaak ñu tabax ay kër yoo xam ne ñu ñuy dëcc ci booru géej gi foofu lañ mën a dem loolu lépp programme boobu c'est environ 100 milliards et quelques poussières. sur 22 000 milliards. mu consommé 22 000 milliards. urgence priorité xam nga loolu moo gën a nekk priorité terre de. la xam nga lan la wax waa Ndar yi dafa ni waaw léegi nañu xaar ba suñu bàyyi Macron moom mu ñëw dimbali ñu as tuut après ñu dem ca banque mondiale di jéem a wuti te programme yi nga xam ne moom la banque mondiale ak France di la dimbali diggante bi nga koy sumbe ak ba nga koy am. yomal xiyam mën na fay taxaw mais imagine-toi comment est-ce qu'on peut donner du crédit à un président de la République boo xamee ni priorité lii dafa ni këtt ni jomm ba kanu doomu aadama yi nekk si nga mën a consommer 22 000 milliards on te demande juste 100 milliards pour régler problème boobu nga dàq nit ñi ci ay jàmbur ku añaane sa ndono sa deewin ñaaw donc par conséquent bu amee doom boo xamee ne ci biir réew mi la dëkk xam na li nit ñi di dund xam na jafe-jafe engagé wu ci wut ay solution mais cette fois-ci sur la base du budget national kooku duñ ko mos a yemale kenn te nekk na assemblée nationale yuuxu ministre de l'économie et des finances ni que eurobond si suba eurobond ngóor bu ngeen bëggee def seen i caaxaan parce que 1400 milliards ci train joué la du train waaw Macky Sall day fo moo tax mu jënd benn jouet comme xale yi ni ñuy jëndee jouet train ndax train bi du transporter kenn amulul benn njëriñ impacté wul ci économie nationale au contraire day dimbali entreprise étrangère ñoom de Alstom de dina ci dekki moom ndax moom seen Bamba maase na wala seen Chirac maase na ndax ñoom ko ma xamuñu loolu kon ñooñu ñoo ci am njëriñ mais ñun sénégalais yi ñu war a fay bor boobu amuñ ci benn njëriñ ndax am nañu loo xam ne mi ngi ni këtt ñuy jonn exemple laa la génne benn ci Saint-Louis mënoon a doon loo xamee ni déjà di disqualifié te national la war a doon dafa disqualifié laa ni capacité managériale yërmande ak empathie bi nga xamee ne gor gu ñu jiital da nga ko war a am ndax Sëñ Tuubaa moo leen àtteeg nit ñi Sëñ Tuubaa dafa wax ne doo mën a mat njiit mukk ndare ñeent yi nekkul ci yow mu ne da nga war a nekk nit koo xam ne nit ñi ragaluñu sa loxo ragaluñu sa làmmiñ te loxo Macky Sall diis na jëm ci askan wi diis na jëm ci alalu réew mi fowe caaxaan làmmiñam diis na jëm ci askan wi diis na jëm ci ay nawleem yi nekk ci opposition kaso
menace tëj Sëñ Tuubaa teg si ni da nga war a nekk nit koo xamee ne lu nit ñi am nga bàyyi ko ak ñoom alalu réew mi 22 000 milliards dëgg waroon nañu ci mën a ñeejal 100 milliards yoo xamee ni mënoon nañu fajal suñuy soxla te loo am nag nga bokk ak nit ñi mais ñoom comme ni ma lay wax tubéy yi paate ci paate képp te paate moomul tubéy ji xamul tubéy ji kañ lañ ko samp te tubéy ji bañ koy jënd sax xëy na juddoogul xëy na juddoogul woon. Absolument. C'est ça le problème de fond que nous avons. Et au jour d'aujourd'hui légitimement su ñu amee loo xamee ni yàlla daf ñu ko ubbil ndax pétrole ak gaz pour nga am ka il a fallu que yàlla teg kaddir ci biir suuf si pendant des millions d'années muy togg parce que sédiments yi il faut que mu yàgg ci pour mën a transformer wu nekk hydrocarbure des millions d'années ñun ñii ñoo ci tombé waaye ñun moomuñu ko ñun kot ñoo ko moom ngir tey ji ba pare téyel ko suñuy doomi ëllëg ak suñuy doomi gannaaw ëllëg yi waaw te nag wolof nee na bu for yombee sëgg bëgg a jafe te li ma naqari te loolu moo war a tax surtout sénégalais yi wan gannaaw Macky Sall jàppale ngi li lay war a suuli Idrissa Seck ngir seen jëmmi bopp ndax moom day suñu ko bàyyee mu jàll ak mbir mi jàpp naa ni ci contrat yi jot a amagum ci biir pétrole bi buñ ci doon gis suñu wàll dina feeñ taxas jëmale boor bu bon te li bon ci cuune te yàgg naa leen wax ni benn nandite moo gën camion ngaaga yàgg naa ni leen benn nandite moo gën camion ngaaga amuñu benn njëriñ waaw amuñu benn njëriñ ay fitna ak coono gu dul jeex te it donne l'illusion que ni mën nañu te fekk mënuñu dara ndax Alaaji Moor yàlla na yàlla yokk la ram danaa wax daal nit day tële te gars yi dañoo nanguwul tële dara par conséquent position yu mel noonu moo war a tax ñu war a am góor gu dëgër góor gu am fit xam réew mi te sama baay Cheikh Ablaye Dièye toujours mooy suma référence ci politique dafa ma daan wax ni Sénégal du jag mukk ndaree amuñu président boo xamee ni bu waxee ak sëriñ nga defe ni sëriñ la bu waxee ak tubaab nga defe ni loolu rek la jàng te malheureusement ki fi nekk moom bu fekkee ko am na jafe-jafe xàmmee lan mooy salaatul fatiha ak salaatu ala fatiha je pense que ni ñun am nañu problème. ngeen ko ñu fàttali ko rek vraiment mu nekk une émission boo xam ne ñun dañu am beaucoup de plaisir surtout que émission bi day neex parce que dafa mën a waxtaan il donne beaucoup d'anecdotes de maîtriser nag li ma gën a frappé ci moom wolof. waaw wolof bu leer nañ la lay wax dafa la ci ay programme dafa la ci lépp loo li ci war rek mu vraiment dana ko def Cheikh bi toujours ñu dellu soit ci élection yi. processus électoral bi ndax yéen li nga xam ni yéen a war a jàkkaarloog Macky ndax seen xel dal na ci. déedéet parce que juróom moo tax ma sant la bu baax a baax. yéen waa Prestige daal yal na yàlla yokk seen taxawaay ndax may ngeen ma lii tax télévision yu mel nii intéressé ma parce que mooy indi jege bi nga xamee ne jege ngeen ko nit ñi. moo tax may wax ak sumay nawle yi yàlla mi ma tiim laa jël seede ni amul génn kañaan jëm ci moom ndax. jàpp naa ni ñu mel na man Cheikh Bamba Dièye ñoo liggéey lu tax Macky Sall doon président de la République donc ci lii ñuy taxaw nii li tax ma ne suñu xel teewu ci te ma sàkku ci ndimbalu sénégalais yi ndax ñoo ko gisandoo 52 milliards la dugal ci carte électeur yi tey jii am na plus d'1 million de sénégalais yoo xam ne ñu ngi wax ni jotuñu seen carte boo seetee ci réseaux sociaux yi ñu ngi génn ay nit ñoo xam ne ñu nga nekk daaf nee nañu dañu leen yebal ci ay car rapide indi leen foofu pour wute leen carte ay électeur ci jamono boo xam ne kenn mënatul am carte électeur nga wëlbati ko ñu ne la am na plus de 300 wala 700 et quelques bureaux de vote yoo xamee ne ña fa war a voter dañoo war a changer carte te ña fa war a dem xamuñu ni sax ni dañoo war a changer carte nga wëlbati ko gis ñii nga xamee ne jëflante nakaak ci parrainage bi jeexul foofu lu tax lan mooy ndeyu mu singali Khalifa Sall singali Karim Wade non il faut qu'on non gis nga moo tax man le processus bi il faut que sénégalais yi yeewu te ñu bañ leen nelawloo mbir mi tàmbaliwul ci jamono élection bi wañ nga li wolof naan weñ nga bañ na sa njàmbuxaan nga sa tàmbali ba la corruption bi nekk corruption boobu moo ñu topp ci carte électeur yi topp ñu ci fichier électoral bi topp ñu ci parrainage bi
donc ci déficit de dialogue ak de consensus bi nga xamee ni waroon nañ ko am ci processus électoral bi topp nu ci arrestation yu dul jeex ak menaces yu dul jeex ba tey jii ñu tàmbali dugg ci violence absolue boo xamee ni man mii toog naa assemblée nationale il y a plus de 3 ou 4 mois de cela wax ministre de l'intérieur avertir que ci danger yi nga xamee ni dina am ci élection yi ndax bare na lu feeñ ci say ni yoo woon na sa ngor la dañ ko nangu woon fay ma ne ko def leen nànk parce que lii ngeen tabax du indi élection wu jàmm ma ne ko dinaa la indil benn solution il faut que nga fexe ba candidat bu nekk mu am autopolice ci kanamam autopolice ci gannaawam lii man ma ko wax ca assemblée nationale. loolu de moom c'est une excellente idée. ma ne ko à l'époque su ko defoon amaana lii xew ca Tambacounda dafa am mais malheureusement danaan ñi mën a kott amuñu mbaam te nag moom la ñu bëgg mu faju ci réew mi léegi daal ku mënul kott da ngay wàcc mbaam bi bàyyi ñi ko mën a kott yenu ko yëru bëgg fa ñu am waaw te xaayaan nag ku dégg séeréer. waaw xaayaan ku dégg séeréer kay non Cheikh Bamba vraiment ñu ngi lay jaajëfal encore une fois ci nuyu si biir Thiès kontaan nañ ci trop vraiment ci ndar-ndar bi nga xam ni ndar-ndar boo xam ni bu mag la wax dëgg yàlla ñu ngi amaat xalaat ci papaam nga xam ne vraiment mu doon góor gu baax ñu ko daan ko suivre te kon koo ne kii mooy Cheikh Bamba mooy doomu Cheikh Ablaye Dieye wax dëgg yàlla mu waxee ni quand même vraiment da nga naan wax dëgg yàlla sëñ bi nag dem na mais wax dëgg yàlla ndong bi moom dëgg yàlla mat na sëñ léegi macha allah fi ñuy terminer rek mooy rapidement mais laal nga ko sax léegi fi mu toll nii est-ce que présentement on peut arrêter la violence est-ce on est sûr que sëñ bi que mën nañu dem ba ci élection yi te violence bi du ko yàq. si kaw ñu jël suñuy responsabilité te am na fa laay delluwaat rek ni leen comme yàqee de mbir yi nii te boo seetee ci 4 avril bi mi ngi wane ay char yu dul jeex ak auto police yu dul jeex te bii pas candidat yi duñu 20 ñoom ñoo leen wàññi ba ñu doon juróom. est-ce que yenu na maanaa rek. am na kenn ku sax suspendre la. waaw est-ce que yenu na maanaa rek ñu bëgg lii ñu bëgg tuuma ji ñu bëgg a teg ci kaw pur mu jàll. c'est vrai c'est regrettable am na ñu fa dee mais parti quoi kii candidat bi gën a ëpp jàmm et yàlla du indi yàlla lu mu indi rek dafa am misaal dafa fekk candidat bi ëpp jàmm man jàppoon naa ni pur mën naa campagne ba campagne jeex du jamono te kenn. ndax Issa lu ko waaye contre xam ne nitu jàmm la te wutul fitna fenn mais c'est symbolique dañuy won la fragilité de notre système et pourtant ci 4 avril bi gis nañu mu won ñu ay auto police yu dul jeex pour wan ne nag ku newul wiiw ni wóoyi loolu la bëggoon def. loolu absolument waaw. par conséquent tey jii. jafe-jafe amee. comme man tamit man bu ñuulee dem naan ñuul na kukk kenn moo fi am capacité endiguer la violence. mais yaakaaruma ni am na sax possibilité mën ko def ndax jëfam ju ñaaw ñoo anticiper ci mbir mi muy benn li ñu mën mooy wàññi violence bi wàññi ko moo di ay nitam yi nga xamee ni ñoo xamul lan la ñuy def ci campagne ba bu ñu nee Maître Abdoulaye Wade jógee na France di ñibbi ñu bàyyi lañ doon def taxaw ci mbedd mi di ko jéem a ko ñaas ak di ko jéem a kile xam nga yooyu tamit moo naa la benn nandite moo gën camion ngaa kam non parce que gis nga xam nga ñun dafa am fu ñu tolloon ci démocratie te malheureusement avec Macky Sall on a tout perdu xam nga tey jii bu ma demee tey jii ak li ñu xaree ci 2012 ñu dellu soit 7 années après mu mel na ni mosul woon am ça veut dire que ni waa ji pendant 7 ans defaluñu dara et dans ses discours moom Macky Sall il disait à l'époque que ni Sénégal soxlawuñu ay autoroute soxlawuñu ay réalisation li ñu soxla mooy état de droit justice li ñu soxla mooy respect des libertés. waaw mais yooyu mu doon wax yooyu yëpp lu mu ci def moom et pourtant il oublie que ni réew mi réewu Thierno Souleymane Baal la en 1776 avant que tubaab yi di tàmbali dans la révolution des Almoudou moo wax conditions ak critères yi ñuy fale nit nee na tànn leen nit ngir jubam kon yéen waa Sénégal yéen waa Thiès pour élection yu capitale yi nii nañ dellu jàng Thierno Souleymane Baal nee nañ tànn nit pas ci xeetam pas ci waasoom mais nañ ko tànn ngir jubam ngir xam-xamam ngir maanduteem su fekkente ni wàcc na yoon doomu ku mu mën a doon nañ ko xeex folli ko génn ko réew mi lii de waxuma ko
Thierno Souleymane Baal moo ko waxoon ca Fuuta ma ñëw ci fii ci Thiès jëm Tivaouane maam Maodo dafa wax benn politicien bu mag bu doon tàmbali au début du siècle dernier bale ne ko dama bëgg a dugg ci politique mu ne ko bul ko sañ yow kot bul ko wax yow kot bul ko man yow kot est-ce que Macky Sall ci li muy def jëfe na li Thierno Souleymane Baal wax déedéet est-ce que defe na li maam Maodo wax déedéet ndax mbir mi moo ko sañ moom kot moo koy wax moom kot moo koy def moom kot mooy Baka Seck di ma dagg di góor gi sa mbéeraay. madame mademoiselle monsieur. moo naat leen que ni. troisième concours bi daf ko échoué. mooy kër Serigne Touba. nafa an allahu bi barakati Serigne Touba dafa ne ñett yii moo dox ci diggante doomu aadama bu nekk. li nga bokk ak say mbokk. li sa yoon nekkul. ak li nga moomal sa bopp. ñu ne ko Mbàkke nan la ñuy def ak li nga moomal sa bopp mu ne tu as l'usufruitier lu la ci neex defal. li nga bokk ak say mbokk mu ne bul jëf dara te déggoo kaat ña nga ko bokkal la sa yoon nekkul nag mu ne moo àtte boppam. kon revenons sur le principe de l'État et appliquons la pensée de Serigne Touba sur ces trois aspects. kon li nga moomal sa bopp boo dee président de la République mooy l'exécutif. Serigne Touba nee na def ka en fonction des lois yi ñu la ko waxal nga defal ka la nga xam ne mooy sa intime conviction. li nga bokk ak say mbokk en tant que président de la République mooy assemblée nationale ndax am nga fa ay député opposition bi am na fa ay député. Serigne Touba ne la bul ci jëf dara te déggoo kaat ña nga ko bokk la sa yoon nekkul nag mooy la justice mu ne la sa yoon nekkul moo atte boppam sa yoon nekku si may laaj yéen waa Thiès li ñaan dëkk benn dëkk ñaari gaar. waaw noonu li ñuy tuddee de. bu dee Ndar ñu ne fii la raay bi téye na jëm kaw asamaan. kon nag defe naa ne ay nandite laay waxal. dama leen di laaj sincèrement. est-ce que trois principes de l'état de droit yi nga xam ne Khadimou Rassoul moo ñu ko indil Macky respecté na ko est-ce qu'il a respecté l'intégrité et la liberté de la justice déedéet. Est-ce qu'il a travaillé en intelligence et en participation avec l'ensemble des groupes constitués à l'Assemblée nationale? Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait de l'exécutif nag mooy terre caaxaan jouer building administratif dóor marto centre Abdou Diouf beneen xeetu dóor ak ay projet autoroutier yoo xamee ne benn boo si jël mënoon na la lijjantil ay kilomètres yoo xamee ne mënoon nga ko multiplier par 3 par rapport ak li nga am et c'est ça le problème wala fi ne neen booy dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon. kii mooy Cheikh Bamba Dièye mbokk ñi seetaan wax dëgg yàlla kii bu ma xamoon bu ma ñeme woon damay defa moom émission 1 heure de temps parce que wax dëgg yàlla waxtaan bi neex na te ni mu koy waxee génne aussi neex na te am na solo te lépp lu muy wax rek wax dëgg yàlla mën nga caa dut baaraam te loolu dafa am solo bokkul ci politiciens yi nga xam ne dañuy sos ak wax loo xam ne nekkul mais Cheikh Bamba moom sañu ma laa bàyyee parce que su ma génnee fi dañ may dóor te laajuma la benn action boobu mës a def boo xam ni dafa yéem en quoi Thiès waay mooy ba nga takkee sa bopp te buntu assemblée te buntu palais ba wala loolu def naa. ba nga assemblée waaw assemblée la woon. voilà assemblée la woon te 23 juin bi la yaakaar naa mais vraiment loolu c'est un acte très courageux dafa am sama benn waay boo xam ne bi may ñëw naan ko tey incha allah bu ko yàlla dogalee damaa war a dajeeg Cheikh Thiam mun ma laaj ma ko loolu naka la ko defee. waaw xam nga toujours damay ñëw ñun dëkku njaacaar lañu. xam nga ne benn nandite moo gën camion ngaa te suñu borom dafa wax ni hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna ndax di ngeen yemale ñi xam ak ñi xamul la xam-xam dafa am doole dafa am solo ndax moo lay permettre doomu aadama sax mu génn doon exception dans la création bu ma nekkee dans une situation yàlla du tëj fenêtre tëj bunt tëj parenteel fatt nit ñi déedéet toujours yërmandeem day ñëw nekkoon nañ ci situation boo xamee ni ñëpp xamoon nañ ni xeex ci mbedd mi mënuñu woon lijjantil mbir mi yooxu mënuñu ko woon lijjantil xel ak xalaat rek ngay dawal compter ci intelligence su sénégalais yi kon na sénégalais yi xool keroog ba nga xamee ni jaxasoo woon na dóorewu ma saagaawu ma yóbbu ma ay jàmbur sama jëmmi bopp laa joxe mais avec intelligence pour interpeller la conscience des citoyens te jàpp naa ni fa ma teg sénégalais yi ak fa ma leen doon xaar foofu lañ ma wuyu loolu tax ñu am li ñu war a am les mêmes conditions aujourd'hui ndax jëfi démb bu si lu soitee dañ ci war a jàng les mêmes réponses d'hier moo tax may ñaan surtout doomu Thiès yi ndax sa bàyyi da daan wax ni bu ñu ne bank leen seen tànk xalaat nañu ñëpp bu mu des soccant defe naa ne kenn du ñëw ci dëkk Idrissa Seck département Idrissa Seck naan gars yi ayoo la ñu jàppale Idrissa Seck naan defe ni kenn déggu la dégg ngeen ma yaakaar naa ko bu baax ndax vous avez plus que n'importe qui
vraiment mieux à connaître yéen a gën a xam Idrissa Seck ñeneen ñi te defe naa ni bu ñu ko wonalee li ñuy wax ci moom ñun ñi dëkk fu sore di ko wax ci ay jukkoom yéen a ñu ko gën a xam. par conséquent jëf jooju ma doon def ak taxawaay boobu dama bëgg ngeen xam ni même jëmm jooju moo dellu si waat fii am yéene lool ci Sénégal jël réew mi ak situation wu Sénégal yi def ko ci biir xolam mu jaral ko xare jaral ko coono jaral ko lu nekk te yàlla bi ma tiim ànduma ak Idrissa Seck ngir bëtam ngir réewam wala ngir dëkk Ceesam dama ko ànd ak faqat parce que rek dama jàpp ni mooy buntu bi ñu war a dimbalee Sénégal mooy taxawaay bi nga xamee ni ci coobare suñu borom moo ñu ci dimbali ndax à la fin yàlla rek fi nekk. Imagine-toi, est-ce qu'il y a 3 mois quelqu'un pouvait imaginer que ñu nekk ci coalition bi yëpp ànd ak Idrissa Seck dinañ ci mën a am. C'était impensable, inimaginable su ko Macky Sall la géntoon du ci mos a dugg du ci mos a dem parce que en définitive yàlla rek moo fi nekk et opportunité bu amee et comme on le dit pour ñi nga xamee ne am nañu tuuti gis-gis tuuti bachira que pour tout initier le hasard n'existe pas saa yu yàlla indee une condition favorable ça veut dire que day interpeller suñuy conscience collective mais ñaan doomu réew mi au-delà de Thiès ngeen xam ni lii du neen ndax Idi amoon na ñetti weer sa kanam gars yi gasoon nañu pax bu xóot dugal ko ci sakk suul waaye bu nit ñi doon reyee kon du demee noonu yàllaa ko génn ci loolu samp ko indi nit ñi ci moom dans des conditions particulières alors soyons intelligents nañu muus nañu foog nañu nangu interpeller nañu nangu interpréter les événements nangu interpréter les signes yi nga xam ne am nañ ko et je pense que le temps est venu et le moment est venu parce que tey jii wolof da daan wax ni dootuma sàmbi mbaam ndax samay gëléem màgg na wala dootuma sàmmi mbaam ndax sama gëléem màgg na te am nañu occasion loo gisul ci Idrissa Seck boo xoolee ci nawleem yi mu àndal war naa mën a feccali ndab li bu dee Abdou Mbaye wala muy Lamine Diallo wala keneen ku mu mën a doon di professeur Amsatou Sow Sidibé wala muy Nafissatou Wade wala muy Cheikh Bamba Dièye wala muy Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndaloon ci coalition am ñoo ñii ñëpp kenn képp si ñoom am na tuuti jukko bu mu indil te ñoom ñëpp ñu bokk benn mbir kenn du leen dappoñe leen ni yéen a jël alal lu réew et c'est extrêmement important. Cheikh Bamba Dièye donc vraiment ñoom comme ni ma ko waxee sànq ñoom beaucoup de plaisir à le recevoir parce que quand même c'est un homme boo xam ne Sénégalais yëpp xam nañ ko gis nañ ko ci ay jikkoom yu rafet ay jëfin yu rafet gis nañ ci engagement politique engagement patriotique bi mu am vis-à-vis de son pays ak vis-à-vis de sa ville Saint-Louis donc loolu moo tax ñu fonk ko parce que xam nañu nit koo xam ba pare nag mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla xam nañ dañ koo tàggat ci politique ndax képp Sénégal yëpp xam nañ kooku di Cheikh Abdoulaye Dièye nga xam ni wax dëgg yàlla dafa boole woon xam-xamu li ñuy wax xam-xamu diine ak xam-xamu àddina d'ailleurs moom la Cheikh Bamba donn parce que dégg ngeen ko li muy wax sànq donc moom moo tax tey jii vraiment émission bi daf ñu def sax tuuti émission wax dëgg yàlla vraiment donc ñu ngi leen di dañ koy dagg fii rek xanaa peut-être mën nañ ko bàyyi mun wax au revoir rek rapidement. un dernier mot mooy daal lii daal Sénégal rek la Sénégal rek la waxuñu fi lu dul Sénégal yéenewuñu fi leneen lu dul intérêt Sénégal jàpp nañu ni benn tegtal bii rek waroon naa doy si ku nekk jàppale Idrissa Seck que nga ni honorable député Hélène Tine góor jigéen ju dëgër am fit am fulla sàmm jàpp gorom jaral ko lu nekk bu bàyyee la muy bàyyi yëpp daw ànd ak Idrissa Seck war naa tax ku nekk def ci taxaw seetlu sama jëmmi bopp nag man ab soldat laa fe jàpp naa ni aussi bu ma taxawee ci kanamu Idrissa Seck ànd ak moom war naa doy ku nekk mu am yaakaar ni foofu kenn du fa nax kenn waaw ndax day leer nañ jërë ngeen jëf te ngeen daw surtout yéen jàppale leen seen doom jàppale leen seen doom ndax yonent bi moo wax ni ansur axaaqa zaliman aw mazluman mu ne na nga dimbali sa mbokk bu tooñee wala ñu tooñ ko te mbokk mi tooñul waaw mbokk mi tooñul au contraire dañ ko doon tooñ démb ak bërki démb tey nag une opportunité s'est créée et il veut aider le Sénégal ay ngalawaay nañ ko jàppale
ngir mu jàppale Sénégal. merci beaucoup Cheikh Bamba vraiment ñu ngi jaajëfal bu baax di la remercier du fond du cœur ñëpp kontaan nañu tey jii nag émission bi seen émission xam ngeen ko plateau de la campagne amoon vraiment les suñu honneur recevoir honorable député Cheikh Bamba Dièye mu daral ko mu def déplacement bi ñëw ba fii donc loolu mooy lu mag ci ñun précis fii ci Thiès mag aussi ci Thiès waa yëpp vraiment ñu koy jaajëfal à votre nom mais aussi Cheikh ñu koy wax Cheikh bi que tey jii émission bi ñu ngi ci àndaloon ak suñu jigéen Kia moo nekk ne sa ginnaaw ki nga jàkkaarlool yore sa caméra bi mooy sëñ Malick El Hadj Malick Diouf Papa Sow nekk fële ci beneen caméra bi def large bi ak ki nekkoon ci direct bi donc mooy Modou Ka ak ànd ak Daouda vraiment ñu lay jaajëfal di la wax merci beaucoup di la wax yàlla delloo la ci jàmm ak salaam kontaan nañ trop merci beaucoup jërë ngeen jëf ñu di leen jox rendez-vous ci beneen émission plateau de la campagne jërë ngeen jëf merci. Président de la délégation sénégalaise. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen sant bu baax. je tiens d'abord à dire à tout le monde que ñàkk a xam baaxul. Il y a le développement humain et la réussite. Madické Niang qui va diriger demain le Sénégal.